voilà jërë ngeen jëf mbokk internet Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ñëwaat ak yéen seen site thiesinfo.com tey nag ñu seet si suñu consoeur Khady Sène journaliste di def liggéey bu am solo fii ci diwaanu Thiès moom la ñu nag seet si fas yéene waxtaan ak moom ci ponk bu ñeel Covid 19 Khady salaamaaleykum. waaleykum salaam Axma ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi mon mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers thiesinfo.com di leen wax jaajëf dal leen jàmm. alors Khady dañuy tàmbale waxtaan bi ku ne xam na ne Covid 19 mu ngi wéy di def ay jéey ci réew mi ak ci bitim réew mu daloon la nag nga nekkoon hôpital mais ci loolu laa bëgg tey ñu fas yéene seq ci ak waxtaan bu bëggoon xam rek naka la mbir yi arrivé. waa jërëjëf Axma bon à vrai dire mënuma wax ne nii la ma feebar bi dalee ndax à ma connaissance man nekkuma woon ak une personne boo xam ne nii dañ ko identifier comme ku am Covid bi man daal la xëy naa un lundi nii ma xëy liggéey ba wàcc mais bi ma wàccee je me sentais un peu fatiguée ma amoon ay migraines nii ak quelques douleurs bon pour man fatiguement la ma jël garab ma naan bi ma naanee ma xëy la mardi aussi je ne me sentais pas toujours bien mais comme dama waroon a xëyaat ma dem liggéey mais ay 10 heures 11 heures mënatuma woon tenir après ci laa génn ma dem ci benn structure ci mardi bi la. ci mardi bi waaw ci laa xëy dem ci benn structure sanitaire bi ma demee foofu ñu defal ma consultation jël samay constante tout présenté wu ma woon benn symptôme Covid bon naturellement ñu defaral ma perfusion bi ñu ma perfusé jox ma ay garab le mercredi aussi la même chose douleur yi continuer di persister ba tey yëguma tan mu mel ne affaire bi xëyuma moom mercredi bi moom mënuma woon def dara ndax dama fatigué woon sama yaram bi yëpp doon metti mënuma woon yëngatu benn instant noonu léegi le jeudi bi ma ñëwee le jeudi affaire bi gën a metti nag gën a metti mais ba tey présenté wu ma ay symptômes ci laa woo docteur Malick Ndiaye ma ne ko dama bëgg a def test bi moom ci la ma waxee ne naa entrer en contact ak docteur Faye parce que ñoom ñoo yor équipe bu kii ma woo docteur Faye. docteur Faye bu district sanitaire 10e. après ci lañ ma jox la rendez-vous le vendredi à 14h waaw vendredi bi 14h jotee ci laa dem ñu def prélèvement yi bi ñu defee prélèvement yi je crois c'est le samedi ci lañ ma woo ne ma résultat yi génn effectivement dañ ma testé positif waaw. foofu noonu c'est moment bu xaw a triste la ci koo xam ne yaa ngi doon suivre actualité Covid 19 gis muy dal nit ñi naan am na ñi naan amul ñu jékki saa yi defal la prélèvement tic au tac rek on te dit que ne voilà dañ la testé nga amee positif lan moo nekkoon foofu sa réaction. waaw bon man biñ ne ma j'étais positif samay inquiétude première lenn la woon sama environnement immédiat parce que damay dëkk ak sama papa ak sama yaay ñuy ay mag ba pare aussi am ay feebar yu ñuy demaale kon man sama instant yi dëgg ci instant yi sama xel ci ñoom la dem bon ma jël ay mesures isolé wu ci biir kër gi mais c'était pas évident ndax dafa xam nga rek mag ñi des fois dañ lay ñeewantal distance bi boobu yaa ngi woon ci kër gi. maa ngi ci kër gi ba tey ndax nekk naa fi ba le lundi samedi dimanche ba le lundi à 10 non lundi à 14h ci lañ may doog a waat ne ma am nga place man demal district après ñu yóbbu ma fële. hôpital régional voilà. mais man bon sur le coup tiituma woon moom à vrai dire ay tiit ak yooyu noonu bon doo ko sax tal ndax boobu j'avais mal je souffrais ndax tey li may wax nit ñi les gens ont tendance à dire que c'est une simple grippe man leen elle est loin d'être qu'une simple grippe mën naa ne la grippe à la puissance 10 lay doon kon su dee grippe la parce que ku ne xam na ne bu la dalee da ngay perdre force mi ngi noonu sa yaram di tàng et tout ça mi ngi noonu nag sensation boobu ngay am mais c'est tellement extrême mënoo ko expliquer nit man boog sama cas de figure j'avais sa première guddi à l'hôpital régional naka nga ko dundee bon man hôpital yàlla def na bu ma fa duggee ba ni ma fa génnee du ma nelaw tant que 5 heures jotul wala 4 heures et demie jotul du ma stress wala tiit wala bon en vrai dañ doon wax naan stress la mais man
sentiruma woon stress benn moment bi sentiruma woon stress kaa mais mënuma ko woon expliquer mais des fois aussi il arrivé que ne guddi gi day am lu lay metti ndax mu Covid moom man ci ni ma ko dundee moo douleur ñoo ànd ndax tey su sa bopp mettiwul suba sa dënn bi mi ngi metti gannaaw suba yaa ngi wàcc suba yaa ngi am jaare chaque jour rek lu lay metti chaque instant rek am na loo xam ne ni yaa ngi koy plaindre ne lii moo lay metti du coup da doon dem ba yaa day mel ne da ngay mujjee assimiler douleur bi. sàggante bi am souvent ñu koy nemmeeku ci hôpitaux yi ci diggante way maladie ak ñi nga xam ne ñoo di docteurs yi wala personnel soignant bi ndax nemmeeku nga ko ci Covid 19. ah man de à vrai dire moom macha allah li may wax je tire un chapeau au personnel médical bu Covid bi ndax seen liggéey naturellement dafa metti ndax des fois man da ngay gis nit en dehors de Covid bi sax ñuy ŋàññi personnel médical mais tu te mets à leur place ndax nit ku ne nit la te ñoom des fois dañuy jànkoonteeg situation yoo xam ne ni c'est inexplicable ci kaawu Covid bi da ngay xool Covid day loo xam ne kenn maîtriser wu ko kon mënuñu jóg à la va vite compréhension bi ma ci am dara mën na lay metti du njëkkati garab jox la nga yaakaar ne ñii dañ lay négliger non xamuñu sa état de santé fu mu toll xamuñu garab boobu yan inconvénient lu mën a am ci yow mais macha allah je le tire un chapeau à tout moment ndax da ngay gis foofu ñu baal ma sax ci kàddu yi du ay teggin surtout mag ñi muy dal. da nga ci amoon na ay mag yu fa nekk. waaw ñoo fa ëppoon. ñoo fa ëppoon à vrai dire. ndax soo xoolee man bokk naa ca ñu fa gënoon a nekk xale. instant bi ñu hospitalisé wu. naan Covid du dal ndaw ñi. non ay sóob la ay wax la rek. ay wax la rek. ñu lay à l'abri. mais mag ñi moom ñoo ci gënoon a sonn mais wax dëgg fa da ngay gis ne promptitude bi ci équipe médicale yi di am ak mag ñi laa biir gi ñuy am ak ñoom yow jeune man li may wax des fois il m'arrive dama doon am lu moo métti ba duma xam fu ma ne dee rek laay bëgg tellement tu as mal mais dafa mel ne daa am leer gu leen yàlla sol ak seen combinaison yi lu muy réglu bis bu ñu egsee da nga tu te sens apaisé wax dëgg fa yàlla ak laa biir gi ñu ciy àndal il m'arrive dama daan toog dama daan am lu may métti ba may jooy ba fàtte lan moo may métti mais suñu egsee dinañ kaf dinañ ree nii fexe zëmbale la ba nga fàtte mu leer la ne foofu ñu ngi dox ci sa psychologie xam nga day dem ba à la fin da ngay yaakaar ne ay psychologue la ñuy doon. ñaata jours nga fa def. bon à peu près 20 jours yooyu 18 à 20 jours. ndax le 9 sama juum laa fa dem 6 8 waa le 9 ba le 20 ay 28 bon jàppuma daal di daal mais ci 30 kii boobu la. waaw leneen li mooy Khady dinañ ko waxtaanee sa feebar dafa bari woon coow lu ci am wax de gauche à droite loolu bëgg naa ñu seex xam nga Thiès moom yaa ma gën a xam ni mu demee daanaka mbir bu amee wax ji da ci bari lool. dem nañ sax bay wax ne Khady Sène feebarul Khady Sène dafa créer feebar bi pour wut buzz ndax écho yooyu de jot na yegg si yow. waa jot naa ci. bon question boobu dinaa ci tontu. mais en parabole am na détails yoo xam ne du ma ci dugg ndax jot gi da koo mayewul yitte gi da koo mayewul te instant bi ñu toll à l'instant te ñu toll préoccupation yi leneen la fii ku dee yàgg sa bàmmeel Khady Sène daa bëgg bës xanaa ndaw bës bu bon. mais écho yi bi nga ko doon jot. nan la doon def nan. waaw au début ça me faisait mal les premiers jours yi moom j'ai eu mal affreusement mal duma la ko nëbb am na xam nga yenn groupe WhatsApp yi nga am retour yi audio yi mi ngi fii ba tey ma kii ko am na ñoo xam ne sur le coup dama mer ba nit ñi su ma génnee dama leen di poursuivre en justice ndax fa mu tëdd dama jël audio yi envoyé ko ay avocat ne leen lan laa ci mën ak lu ma ci mënul. dem nañ ba si tudd si ay personnalités yoo xam ne ñu ngi au niveau de Thiès. waaw mais xam nga tey ma bis bu ne ñaata autorité ngay côtoyer. man bis bu ne ñaata autorité laay suñu liggéey moo ko laaj ñun ak ñoom suñu yoon mën naa ne benn la. ndax koo xam ne nii defoo waxoo yaa ngi tëdd sa kaw la hôpital ndax man instant yooyu
moi j'avais d'autres préoccupations man samay urgence feneen la woon ndax déjà man certes defaloon nañ ma test mais maa ngi doon xalaat sama kër famille bi ma fi bàyyi nan lañ leen di defalee test suivi nangam ak i nangam psychologiquement ils étaient abattus xam nga peut-être que yow am nga benn force boo xam ne ñoom amuñu ko nan la ñuy gérer kii bi man yooyu moo doonoon samay préoccupation première mais du woon yaa ngi may woon sànq ay preuves yu wane ne waaw par rapport ak ñi naan buzz laa bëgg yaakaar naa ne lii certificat d'hospitalisation et de convalescence la mi ngi nii dañ ne certificat d'hospitalisation et de convalescence je suis signé docteur Fulgence Abdou Faye médecin interne certifie que Madame Sokhna Khady Sène a été hospitalisée en médecine du 18 au 28/8. Okay. En conséquence, son état de santé nécessite un repos médical de 7 jours à compter du 29/8 au 4/9 congé. waaw lii moom preuve la moom. waaw beneen bi mi ngi nii ñu def centre de traitement des épidémies CET Covid-19. Certificat de guérison. Nous sous-signons docteur Fulgence Abdou Faye, médecin interne, attestons que Madame Sokhna Khady Sène, née tel, âge 32 ans, demeurant au Parcelles Assainies Thiès, hospitalisée du 18 au 28/8 au centre de traitement des épidémies. yemal foofu rek loolu leer na nag. waaw léegi yemal foofu rek. mi ngi nii. je pense que mu ngi nii. ak cachet yeeg yëpp. donc lii moom yaakaar naa leer na voilà léegi Khady lii moom kenn na tablé wu ko. parce que xam nga Thiès moom noonu la demee mais beneen laaj bi mooy dama dem ba dégg ñu ne ku ne xam na ne yow da ngay liggéey ci mairie Thiès ville dem nañ sax ba ma dégg ñu ne Talla Sylla daf laa mere ci mbir mi parce que loo créé woon la ndax loolu lu am la. gëwuma ko ndax li ma fa hospitalisé woon na ma ñaari yoon personnel am it chaque jour que je fais dañuy woote di nemmeeku. kon je ne pense pas que ne mere na ma te bon nit ñi dañoo xamul rek di wax nit ñi dañoo xamul di wax Talla Sylla li ma ko dégg moom muy wax moom gëw ma ne dina jàppal nit xaar ma yàlla ak naka sudul noonu dëgg la nag li ñuy wax seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel am na ñoo xam ne ni ay manipulateur lañ am na ñoo xam ne ni la personne de Khady Sène da leen di déranger mais loolu c'est pas important man xam nga li sama sacerdoce suñu tool nii ñaanuma yàlla am xaar ma yàlla kenn ndax am na loo xam ne ni bis boo fa jaaree ba génn non ma di nga gën a delloo sa bopp ci yàlla di toog bis bu ne gis ñuy génnee nit tëlal ko ci blanchard muur ko ba mu daj mu lay romb à tout instant wóoru la ba xam ne di nga mën a di nga mel ne moom na mu mel di nga xam ne àdduna du dara ma ngay toog di souffrir imaginez grippe rek xam nga grippe kenn mënu koo décrire ñëpp xam nañ ne suñ nee grippe malaise ngay am sa yaram dana metti sa xol dina metti sa lépp nga bëgg koo booleeg jaare mboola nga boole ko biir buy daw te loolu yëpp ci wala wàccu waaw nga bëgg non est-ce que boobu di nga tal bëgg bañ stress beeg non wax ji man moom benn instant géré tuma ko voilà man au début nii premier jour bi deuxième jour bi mais xam nga leen dafa am nit ku taxaw damay dégg mag ñi daan ko wax su la fukki nit bañee warulaa mën a saf ndax kenn ki la bëgg te quelque part les gens m'ont montré que ni ku muy dëgg ci ñoom mu bañ a doon dëgg ci moom ça m'importe peu affection bi ñu ma indil du matin au soir nit ñi di la woo di nemmeeku ci loo ne say xarit di dagg seeni yitte surtout say confrères et consoeurs mi ngi noonu di ñëw xam nga di ngay xam ne ñii ñu ngi saafonteeg yow tey jii su doon lu ñu mën a bokk ak yow la dañ koy dagg ci digg bi seddoo kook yow kon keneen ku la bañ yaaxu yow lu mu lay wàññi te fii yàlla moo fi ne fii yàlla moo fi ne. Khady Sène journaliste Khady Sène également de la cellule com bu mairie bu Thiès ville naka ngay gérer liggéey boobu nag. bon man ma foofu dama bëggoon rek ñu def benn parenthèse bu ndaw. bëgguma ñu ne Khady Sène cellule comme mairie ville c'est un peu complexe. nañu ne nag Khady Sène agent municipal. waaw. ban daal j'aurais lan moo fay sa liggéey foofu ci biir.
waa liggéey bi moom définir plan de communication proposer ko maire bi ak équipe am ñu xool dañuy valider wala duñu kii xool tout ce qui tourne autour de la communication rek ñu xool nu ñu agencé gérer calendrier. seen cellule comme boobu également nga xam ñu ngi leen di joxoñ lu ci bari xam nga Thiès moom. Axma j'aurais bien aimé bon lu jëm ci mairie moom. wax dëgg fa yàlla bëgguma cee wax. d'accord loolu dinañ la ko nangul mais tey jii fi ñuy jeexalee waxtaan bi mu jëm ci Covid bi ak situation bi ni nga ko dundee tey boo gisee benn doomu aadama bu taxaw fële ne Covid 19 ça n'existe pas amul kooku bën nga koy xoolee. Axma il m'est arrivé avant-hier comme li nga doon wax noonu sànq rek am benn nit bu ñëw fii ne Covid 19 amul lii ay bés damaa mer ba ne ko yàlla na nga Covid ñaari fan. ñëpp toj na ma xam loolu moo. parce que tellement li nga dund manque de respect la en fait man damay jël aspect sanitaire bi teg ko fële mais par respect pour ñi nga xam ne dañoo souffrir à cause de cette maladie taxaw naan corona amul man je me dis que ne manque de respect la te nit ñi maa ngi ko doon wax l'autre jour équipe médicale dañu dem ba ñu ngi commencé nekk à bout ndax dafa metti déjà combinaison yi ñuy sol dinañ def lu mu dee 1h30 à 2h de temps ci biir maladie parce que imaginez presque une cinquantaine de malades nga war a jëlal ñëpp constante ñëw vérifier ko en plainte nga xool dem wuti garab ñëw kii ko ku war a soxla écho ngeen ñëw defal ko écho ku soxla électrocardiogramme tu vois tout lépp yaa ngi sol sa combinaison exposé wu teg ci bien que ndax man li may wax mooy Covid kenn mënu man à travers man moo tax ma ne gëw ma ne xam nañ mode de transmission yëpp mais ñooñu. parce que yow yaa ngi doon protéger wu toujours di respecter les mesures barrières et tout. lundi boobu mu may dal au passage may nuyu Samba Gueye. dama am kii bi ma doon def Samba Gueye bu ma dem Ndeye Tické Ndiaye jour bu lundi bi may njëkk feebar. moom moo ma may paquetu masque. mu wóoroon doon ko distribuer ay personnes âgées moom may kees bi ma dem wër def distribution bi est-ce que comprendre nga pour vous dire que ne rek kenn xamul mais ñoom dañuy sonn encore une fois da ngay gis ne ils sont exposés mais toujours dem na ba ci biir on a découvert que ne ñoom dañoo toog 2 mois yoo xam ne ni fay ñu leen seen salaire mais kenn sentiru ko xaddi wuñu yoxi wuñu dañ koy ñëw def ko ak joie ak gaieté de cœur ñëw di kaf di ree ñu jara delloo njukkal lañu wallaahi état bi bàyyi leen xel bu baax xaw ma ñu ngi leen di motiver xaw ma motiver wu leen waaye ñu war a jàppale lañ hôpital ba aussi lu ñu nit ñi war nañ leen bàyyi xel du ma ne sax état bi kese mais am na loo xam ne ñun population bi mën nañ ko mooy ku ci toog ma yor nga sa benn 100 000 francs noo jënd ko keesu ndox keesu boisson yóbbu fa parce que dafa am ay malades yoo xam ne ni dëkkuñu biir Thiès dañuy jóge ci département bi di ñëw te suñu ñëwee tey li ma la expliqué sànq da ngay perdre goût doo too am appétit tey soo amul mbokk boo xam ne ni moo la mën a dimbali tey nga koccaatu wut loo dëgërloo après c'est un peu compliqué. kon nag ñi bonne volonté yi nekk ci dëkk bi man dama leen di lancer un appel ndax xam nga état suñu ne état moom li fi ne xam nañ ko duma jeter des pierres mais am na foo xam ne nii responsabilité personnelle population bi lay doon nañu jël kii bi dem centre ba xool la fa manqué ñëw approché nit ñi ne fa nekk da leen dafa leen expression de besoin lu war a mën a nekk la. jërëjëf kàddu gu mujj gi xale. kàddu gu mujj gi xanaa Axma di la gërëm di la sant mais aussi di gërëm Thiès waaye di leen sant su ma doon lim tey wallaahi azim du ma fi jóg ndax samay remerciement rek doon na def émission bi parce que ñëpp dañoo taxaw jàpp surtout li ñuy wax rek nit dara dina la métti mais taxawaay bala nit ñuy taxaw dana tax ba da ngay fàtt nga xam ñi la bëgg ak ñi la bañ nga nekk ci jafe-jafe man gëm naa loolu tey te bon incompréhension mooy am mais jàpp naa ne kenn bañoom waaw ndax peut-être que nit jukkoom du la neex wala daraam du la neex mais
sant rek sant Serigne Saliou rek. waaw macha allah di sant Serigne Saliou. waaw sant nga ko jara sant borom jàppandal njurul ndookaano xel ko maam Saliou yàlla na ko suñu borom fay te taas ñu ci barkeem Khady Sène suñu consoeur la ku baax la également ndax ku oyof la ci ku bëgg également métier bi muy def la. donc ñu ngi koy gën a ñaanal bu baax a baax suñu borom gën ko taxaw gën a taxaw également malade yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi tëdd te it vraiment seen i njaboot nekk si jaaxle ñoo nit ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax ñu mën a delluwaat ci seenu njaboot suñu borom fëgg seen i bopp ñi nga xam ne également ñooy personnel de santé bi ñoom itam gàcce ngaalaama waaye nañu gën a jàpp rek xam ne ñoddi moom bu dakkul dafay dikk Ahmadou Bamba li moo nekkoon ci kàddu gi Adama Ndiaye à la caméra jox leen rendez-vous prochainement jërë ngeen jëf